gouvernement d'emploi bi dañ koo xam ñii su mënul mais ñun mën nañ. tey gouvernement d'emploi bi fi nekk dafa yéeme ñoom politiciens yi ñoom neen ñoom ñooy farante seen i doom seen i mbokk seen i parents waaye dañu bàyyi ci biir 8 ans d'exploitation fa am gars yi. Dala bu mag yi première rangée après ñu Buur dañuy Ousmane nañu
parce que tamit bon Covid baa ngi fi ba léegi waaw. waaw dem te collège bi motif bi ñëw fii ni Covid bi seen rassemblement bi ñëpp Covid bi. fii ñemoon parce que xel day fatu man nga toog bu génn naan nangam parce que li ñu wax ni bi ñu leen noonu dañ koy jàppale. non avant de démarrer ñu bind nañ ñëw.
envoie-lui le lien, ou bien envoie son le lien de la conférence. mbokk yi mais Gérard, envoyez le lien à Badjen ou à Richard. mbokk yi jàll si leen yéen ñoo ngi si gannaaw ngeen ñëw. léegi baax na mu am kenn wala ñaar ci buntu bi ñoo xam ne ils ne laisseront passer que des journalistes. ak ñoo xam ne xàmme ngeen leen yéen ñi nekk. Est-ce que tu peux passer par là? Il est là pour Sud, il est là pour Sud. na génne foofu chez elle. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di jiital ci nuyoo bi suñu mbokk taskatu xibaar yi nga xam ne ginnaaw yàlla ñoom ñoo ñuy jàppale ba wax ju am solo ji nga xam ne fas yéene nañ ko wax tey sénégalais yëpp yi nekk ci àddina bi jot si ku dul sénégalais itam jot si di taftal ci nuyoo bi suñu mbokk ASP yi mooy union nationale des agents
d'assistance à la sécurité de proximité ñii fi nekk tey mooy Union nationale des agents d'assistance à la sécurité de proximité ñoom la ñu dalal tey ci siège FRAPP ci màkkaanu FRAPP maa ngi ko doon wax sànq ñoom Aïcha ak ñoom Badiane ne leen siège FRAPP siège askan wi la màkkaanu FRAPP këru askan wi la juróom benn junni ASP yi ngeen doon fii seen kër la donc ñu ngi leen di dalal jàmm fii ci seen kër yéen agent d'assistance à la sécurité de proximité ndaje bi nag du jàmm ndaxte xam ngeen ne bu ASP mere ba fut xam ngeen ne du jàmm bu ASP kon femme ak homme de tenue bàyyiwee postam nan day def conférence de presse du jàmm ñun waa FRAPP bu ñu sañoon lii tey du am ndaxte lii bu amulee li muy tekki mooy jàmm am na lii bu amulee mooy ASP yi waaw ñu ngi dund bu mucc ayib kon lii bu amee ñun waa FRAPP du ñu neex conférence de presse bi nag dinañ ci jox kàddu gi Samba Cissé ñu gën ko xam ci Mass Cissé jox kàddu gi Jamoko Traoré ñu gën ko xam ci turu Badiane jox kàddu gi itam Aïcha Koné moo toog nii et ñun mën na am ñu sànni si ay kàddu waaye comme ñoom ñoo ñu seet si ñoom li ñuy jëkk jox kàddu gi kon Mass Cissé moo nar a njëkk jël kàddu gi après Jamoko Traoré après Aïcha Koné balaa ñoo jox kàddu gi nag Mass Cissé damay ñaan ñëpp ci ay simili ci ay secondes ñu fàttaliku suñuy mbokk ASP yi nga xam ne ñoom la ñu commencé woon liggéey bi te yàlla moom leen te yàlla def bés bii ak bés yii di ñëw ndaxte incha allah dina baax duñ ko fekkee ñu fàttaliku leen ñaanal leen ñu fàttaliku itam mbooleem ñi nga xam ne ñoo doon liggéey ak ñun ci agence bi ah te yàlla moom leen ndaxte kat naam ñun ay ASP lañu naam sonn nañu naam ñu ñuy noot waaye ñun soxoruñu ñun iñaanuñu ñun ay jullit lañu ñun ay chrétien lañu ñun dañoo gëm yàlla donc yéenewuñu kenn lu ban loolu sax moo waral ñu ñëwut fii tey donc 1 minute de silence et de prière pour suñuy mbokk ASP yi génn àddina pour mbooleem kuy liggéey ci agence bi te yàlla moom la wala nga am mbokk bu la moom wala nga am mbokk boo xam ne yàlla moom na ko fàttali ko tamit suñu directeur Birame Faye mi nga xam ne yàggul torop yàlla moom na soxnaam donc monsieur Birame Faye DG bu ASP yi ñu ngi koy dellu di ko massawu di ko souhaiter nos condoléances di ko présenter nos condoléances di ñaan yàlla soxnaam suñu mbokk ASP yi ak suñuy mbokk yépp yi nga xam ne génn nañu àddina suuf woyof seen kaw yàlla xare leen aljana. 1 minute de silence et de prière.
jërëjëf mbokk yi ñu jox kàddu gi kon kii di Mass Cissé ngir mu ubbi waxtaan bi ginnaaw moom comme ni ma ko waxee woon sànq Diamako Traoré Badiane jël kàddu gi après suñu mbokk ay chapane Mass bismillah. asalaamaaleykum mbooloo mi fi nekk maa ngi nuyu ñëpp di jiital nuyoo bi suñu président Guy Marius Sagna moom mi nga xamante ni moo ñu dalal ci siège bi fii nii comme ni mu ko waxee tout récemment siège moom daf ko ubbi pour ñëpp di ci teg vous les journalistes yéen ñi nga xamante da ngeen bàyyi seen yëpp seen lépp ñëw wuy suñu di ci teg tamit également suñu collègue ASP yi venant partout ci Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di wax tey yàlla dafa def ñi daje fii ci siège Guy Marius Sagna boo gisee ñi daje fii nag dafa am loo xamante ni lu muy posé lu am importance ci biir dëkk bi ñu yaakaar ko tamit trop ci loolu parce que avant lii di am dafa am lu jiitu lii fépp fu ngeen yaakaar rek ci niveau administration bi ASP yi déposé nañ fa courrier pour seeni problème mu am ay décharge mi ngi ak ñin pour muy leer en commençant niveau présidence tàppe nañ ko ministre de l'intérieur à l'époque ministre sortant Aly Ngouille Ndiaye defoon nañ courrier foofu le médiateur de la république Alioune Badara Cissé te mu décédé yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana foofu yëpp fëgg nañ ko ba au niveau de la direction 8 ans de service dafa doy suñu mbokk ASP yi nga xam loolu exploitation bi dafa métti bu mu ne 8 ans de service am na ñoo xam sax ëppal nañ 8 ans de service 10 ans de service mi ngi fi bu mu ne 10 ans de service am na ñoo xamante dañ def armée dañuy libéré rek ñëw intégré ASP kon li ñuy wax 8 ans sax ëpp na ko benn bu des tamit ñi jël compte suñu âge am na ñoo xamante ni 40 ans lañ duggee ASP âge limite tey ñu ngi si 48 ans am ñoo xam ñu ngi 50 ans kon suñu avenir la ñuy réclamer du question ni 50 000 dëgg la 50 000 tuuti na munul dara munul yor sax célibataire sàkkantumaa góor yàlla yi nga xam ne dañu yor soxna ak jigéen ñi nga xam dañu yor borom kër ñu bëri dépense su ñoom bu ngeen xoolee tey bu ne 6000 ASP exemple bu ñu jàpp 6000 ASP nañ jàpp ni ëpp na 6000 ASP parce que lu boot suñu ginnaaw nekk xam nga ay tout tànk ak suñu maire yi lépp si doowu ASP la tegu nañu bàyyi xel loolu kon du 6000 francs kon suñu avenir suñu dañ ko war a réclamer pour ñu jos di lancer nag appel monsieur le président de la république son excellence Macky Sall di wax corps bii moom moo ko créé en 2013 ba mu ko doon créé lu ne dégg nañ ko fi si wàllu côté opposant yi ay milices lañu la fi créé pour di leen xeexee ay comment dire ay doomu Macky Sall lañu lépp dégg nañ ko fi lu ne dégg nañ si ASP yi da ngay dox sax yow da ngay xeeb sa bopp parce que ñoom ñoo ko créé ñoom ñoo la njëkk xeeba diin kon population mënuñu respecté te fépp fu ñu dem si Sénégal ASP ñu ngi fa di liggéey bu extraordinaire muy police di gendarmerie di si préfecture fépp fu ngeen yaakaar rek ASP ñu ngi fay sonn bu ngeen demee circulation quelque temps ngeen di gis gars yi nekk foofu policier bàyyi ASP ñoom ñooy sonn si tàngoor bi ñaata ASP lañ fi tëj si ay problème yoo xamante ni kan moo ñu ko teg suñuy kilifa yi ñoo ñu ko teg te amul benn taxawaay bu ñu si taxawaay boobu noonu pour jéem a li jëm turul amul y en a pas beneen bu dee 50 000 francs yi ñuy wax sax du 50 000 am ñoo am ba léegi ñu ngi percevoir 50 am ñoo xamante ni moins de 50 000 la ñuy percevoir parce que lu ñu leen di dagg dafa métti boo absenté benn jour ñu dagg la 15 000 francs 15 000 francs bu ñu ko dindee 50 000 ñaata ngay defee 35 000 francs est-ce que loolu raisonnable la kon ñi ngi lancé appel monsieur le président de la république da nga ñëw créer ASP bi di créer ay emploi kon waroo mën a seetaan lii di am ci biir réew mi parce que ñi ngi recruter ay as kii waa kii ni ko environnement santé enseignement bi branche yoo laal rek ñu ngi fay def ay recrutement te ñooñu ñuy recruter waxuma mérité wuñ ko de mais kenn gënu ko mérité ASP yi kon loolu da ko war a bàyyi xel da ko war a jël compte moom moo ñu digoon nag ñi defu kii corps spécial année bii la ñu jigéen 2021 mu ñu defal ñu prolongement 1 an
pour une corps spécial dañuy yegsi ci terme bi le 31 décembre deful discours wax lu jëm ci ASP amul suñ benn autorité muy les directeurs muy ñu nekk ci biir direction yor communication ku wax ci ASP amul dañoo sës nag ñi génn waxal suñu bopp wootewul nag yàq naka su noonu dañu ñëw ñu civilisé nekk ay responsable ñëw fii ci siège u président Guy Marius Sagna toog avec dignité réclame li nga xamante ni mooy suñu droit buñ amee lu ñu bëgg xëyru buñ amul tamit lu ñu bëgg dañuy jàll ci vitesse supérieure boobu noonu parce que ñi bàyyi xel loolu combat bi du fi yem buñ bëggee mu yem fi ñoom nañ ko fi yemale beneen bu ci des ñi ngi jot ay appel ay menaces partout loolu xofloo wuñu loolu ragalloo wuñu buñ fekkoon dañoo ragal ci loolu kon kenn du yegg ci fii nañu bàyyi xel loolu ay gens yu déterminés ñoo fi nekk am na ñoo xam ne gisul leen du question dañu ragal daal mais dañuy toog seen kër ak distance bi comprendre ñoom ñëpp ñi ngi jàpp ci combat bi kon lii ñuy def nekkul pour benn groupe bu Diamaco wala Siamba wala qui que ce soit ni union des ASP lañ wax nañu bàyyi xel loolu union des ASP c'est national c'est national ñi ngi fu may tëjee nag ñi ngi jaajëfal suñu collègue ASP yu nekk ci biti muy Sédhiou Kolda Ziguinchor Tamba Linguère département yëpp amul kenn ku génn 112 jours yooyu tey la mat dañuy ñaan yàlla nag li ñuy réclamer président de la République dégg ñi di ci woote ak di tëj son ci lu ñuy wax madame première dame madame Faye Sall ku ne xam na ni day def sa social kon ñi ngi koy woo di nga wax ASP yi seeni njaboot lañ madame première dame ñu ngi lay woo ci appel boobu boo déggee suñu appel dañ lay delloowaat kàddu gi pour nga ñëw soutenir seeni doom jàppale seeni doom même moom sax bindoon nañ ko PV ji yaa ngi fii associé de réception mi ngi fii bindoon nañ première dame jot na ci wala jot ci mais bind nañ kon ñu ngi koy laaj ñu ngi koy lancer appel ak devant les journalistes pour suñu baat mën a yegg fenn ci yéen nag lan yaakaar pour mu tasaaroo kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant tamit président Guy Marius Sagna ci combat bi ñu taxawee li ñuy jàpp ci ko jërëjëf Max ñu jox kàddu gi nag Badiane mi nga xam ñu ngi jox kàddu gi nag Badiane ñu gën ko xam ci turu ñu gën ko xam ci turu Badiane mu ngi tudd Diamaco Traoré Diamaco Traoré Badiane bismillah. asalaamaaleykum yéen samay mbokki am di jàmm asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum Afrique asalaamaaleykum Europe may jël sama nuyoo bi di ci njëkkee président Guy Marius Sagna mi nga xam ne tey moo ñu dalal ci biir siège am di koy jox wàccuwaayam te di ko jaajëfal ci taxawaayam lu wér. bu loolu weesee ma ciy teg seen suñu mbokk journaliste yi nga xam ne tey ñoom ñëpp dañoo bàyyi seeni itte ñëw pour ñoŋal suñu bis bii ndax lii ñuy wax ñun mënuñu koo jàllale mu génn yéen suñuy mbokk journaliste yéen a ko mën a tas mu génn wër àdduna wër dal këpp te loolu lañ ciy sàkku moo tax ñu demandé ngeen ñëw fekkee bis bii bu ñu jógee ci ñoonu may wëlbatiku di nuyu samay collègues de service képp ku nga xam ne def na déplacement ak dérangement ñëw tey teewe bis bii man Badiane maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant di la jaajëfatal ñi nga xam ne bëggoon nañ ko te yàlla dogalu ko ndax dañoo tawat dañ leen koy nangul ndax yàlla mooy teg natt ñoom tamit ñu ngi leen di jaajëfatal ñi nga xam ne tamit bëggoon nañ ko te amuñu woon jot pour mën a ñëw ndax mbir mi sori na ci ñoom wala fekk na leen ci situation yi tamit nangul nañ leen ko. man dama toog fii en tant que ASP Diamaco Traoré détaché au tribunal de Pikine nekk vice-présidente ASP nationale du Sénégal wëlbatiku nekk porte-parole union des ASP du Sénégal de Dakar dafa am lu ñu naqari nag moo ñu tax a yegg si fii li ñu naqari nag leer na doomu aadama yi parce que ñun ay ASP lañ ñu nekk ay ndaw yoo xam ne ba Macky Sall wootee en 2013 ku ci nekk ci ñun dangaa bàyyi woon ca la nga nekkoon daw wuy si ko ngir lan am yaakaar ci moom ndax lan il est le chef de l'État ñu am yaakaar ni bu ñu ñëwee fekk ci gouvernement ñun ay ndaw suñu aajo dina faju ndax doomu aadama yaakaar lay dundee
ñu daal di ñëw ñu fi nekkoon ci ñun ñëpp ñi cëpp dañoo amoon liggéey mais dañ ko bàyyi parce que c'est la nation qui compte pour nous ñu ñëw di guddeel suñu réew guddi ak bëccëg suba ak ngoon dawuñu ci dara muy taw muy naaj ñun ASP yi boo ñu fekkee ñoo ngi ci biir police yi ñu ngi ci biir gendarmerie ñu ngi ci hôpital yi ñu ngi ci maire yi ñu ngi ci préfecture yi ñu ngi ci administration yi ñu ngi fépp ndax suñu limee rek dañ dul matal waaye duñ jur ndax xam nañ fi ñu nekk ñun ñëpp dafay liggéey nag liggéey bu mucc ayib ndax suñu 3 jours yi ñu def am na marqué na pas ci ñoom lu baree bari parce que yëg nañu suñu teewaay ci seen biir waaye nag dañ ñëwoon duñu jeexal suñu 72 heures yi ñu décrété te defuñu conférence de presse bu mel nii man personnellement jël porte-parole bi di wax ak union di wax ci turu union ASP du Sénégal man maay lancé appel au chef de l'État son excellence monsieur le président Macky Sall waxoon naa ko daaw dinaa ko waxaat ren ñun say doom lañ ñun doomu askan bi la ñun doomu réew mi lañ ba nga wootee dañoo daw wuy si la nga créé ñu kon nga la ngir yàlla lii nga xam ne yaa ko créer sa bopp fexeel nga jàppal ko sa bopp ngir mu am réussite bu ñu utiliser pendant 8 ans de service ñuy dugg suñu 9e année ba tey xamuñu fu ñuy teg suñu tànk suñu ëllëg dara leeru ci loolu di yoon jaaduwul te nga ni say ndaw réew ñoo la taxat nekk ci réew mi say ndaw réew ñoom ñoo tax yow nga battre sa campagne nga politiser créer emploi des jeunes créer ko ci ñun ASP yi njëkke ko ci ñun ba pare ngay toog ba mu nar a naxasaay ci loolu dul dara ci lu tegul ci fenn rafetluwuñu ko benn yoon ba tax ni may wax ASP yi ñun lu ñuy dund dafa métti métti na métti goo xam ne tey jii bu ñu njëkkee ci santé bi Dakar suñuy mutuelle de santé ñun amaana am na ñu mu jege am na ñu mu jegewul tey jii boo feebaree balaa ngay mën a jot ci mutuelle bi dangaa dem ñu bindal la lettre de garantie pour nga mën a soog a dem hôpital faju imaginez ku yeewwaale feebar est-ce que tal nga bay jël oto naa dangay dem ci mutuelle ba pour jëli fa lettre de garantie jóge foofu soog a dem hôpital faju lu ci ëpp ci ñun bu ñu feebaree bu ñu jëlul en charge en premier temps mooy wane ne duñ ko woon sax nekkali lu ñu gën a nakkari ci mbir mi nag bu ñu jógee foofu ba dem jëli suñuy lettre de garantie pour faju ji ñu ne la tu n'as pas droit à plus de 3 lettres par mois maanaam yow soo feebaree ñetti yoon nga am droit faju ci weer bi léegi mel ni ñun ñooy teg suñu bopp feebar mel ni ñun ñoo teg suñu bopp natt yi ñu yàlla di teg ndax lan fan lañ ko teg kan moo bëgg a feebar kan moo bëgg a faju kuy ñaan yàlla wér ngay ñaan mais soo feebaree bu la ko yàlla tegee danga koy nangu mais pourquoi ñu lay tegal ay app wëlbatiku naan la ordonnance yi la ñuy jël ordonnance yi duñ ko jël ah ci lu ñu tegul fenn ñaata ASP ñoo fi nekk actuellement feebar bu grave sax ñii dañoo cancer ñii dañoo amee ay tumeur te direction jëlu leen en charge mutuelle bi jëlu leen en charge parce que ndax lan attanuñu leen nee nañu te ñu leen di liggéeyal jël suñu doole jox leen ko jël suñu bakkan tey la leen ko tey ñu nekk ci ay jafe-jafe nekk ci ay difficulté ñu soxla leen daw di leen wuti ji ñoom ñi ñuy rejeté naan ñu duñu àtte mënuñu ñoo jël ñun ASP yi ñun ñooy cotiser suñu biir 50 000 francs yi ñuy am mu néew mu bari la ñuy jël suñuy 500 suñuy 1000 francs cotiser ko mu nekk somb takku ñu soog koo jël mun koo jox suñu mbokk ASP boobu nga xam ne soxla na ndimbal def nañ ko du benn def nañ ko du ñaar def nañ ko du ñett ba tey ji ci loolu la ñu nekk ngeen yaakaar ni est-ce que loolu jaadu na ci ñu koy dund te ñu nekk ay doomu réew bokk ci réew mi juddoo ci réew mi màggee ci réew war a tekkee nag ci réew mi ñu xañ ñu ko ni duñu fi tekkee fan lañ ko teg ñoom ñu ñu jiite tey ji ana seeni njaboot ñoom fu ñu ne Europe ñun ñoo fi des ñun gor yi du ñuy baadoole de ay gor ñoo fi des xam nga ñan ñooy baadoole ñii nga xam ne dañoo jël seen alal ñu mu sotteekoo ci askan bi ñu wëlbati ko wan askan bi ginnaaw ñooñu ñooy baadoola mais ñun ay gor yu set wecc lañ parce que fii lañ toog léegi ñu jël seen doom yi yóbbu Europe bu ëllëgee seen doom yi ñooy ñëw gouverner suñuy doom ba kañ la esclavage di jeex ci Sénégal dafa war a jeex nag dafa war a jeex bu ñu génnee ci loolu suñuy mbokk ASP yaa ngi def ay choc ci tali bi ñuy ñàkk seeni deret ñu war leen évacuer jëlee leen ci àll bi indi leen Dakar pour ñu sax am hôpital bu baax bu ñu leen a hospitaliser sax dafay jafe ci ñoom
man témoin laa ci lu bari dañ may woo téléphone di ma solliciter fu nekk bàjjan ñii dañoo war a maye deret bàjjan ñi dañoo def accident ñu ngi leen di évacuer sur Dakar man damay woote téléphone ba tàyyi pour lan ñu dalal leen ci hôpital yi nga xam ne nee nañu ñun hôpital yi ñu jëlee prise en charge rek lañ ñu mën a dalal léegi imagine toi ku def accident Kaffrine ñu ne ko yow da ngay dem principal parce que principal la ñu yaakaar ni moom fan lañ lay fajee ñu ne ñun jëluñu ñu prise en charge principal moo tax ñoom seen yoon nekk ci dañuy seetaan ñooñu ay mbokkam ñoo koy mujjee jël prise en charge mais pourquoi pas bu ñu jëlul prise en charge principal leen moo tee ñoom waa direction ñu jël la ñu am mu néew mu bari caisse noire bi nekk direction ñu jël fa benn somme bu am importante ñoo jox ko ki nga xam ni jël wóor na ni société bi mënu ko jël en charge moom mu jël boppam en charge mais frees daal di des dama ciy topp woote téléphone wax guddi wax bëccëg wax suba ba damay mujj découragé toog jàpp si yàlla pour lan fan lañ ko teg xanaa dañoo nekkatul ay sénégalais wala yéen ñun lan lañu ah bu loolu weesoo bu ñu génnee ci domaine boobu ah ñu ñëw dugg ci suñu domaine salaire ñu ne ay salaire amuñu salaire pécule lañu am depuis presque 9 ans ndax ñu mois de janvier bi ñu ne mooy suñu duggee suñu 9e année 50 000 la ñuy fayeeku ñun ASP yi mooy suñu salaire de base lan lañ ñu waxoon ba ñuy dugg bu ñu leen fayee 50 000 salaire de base société utilisateur yi ñu leen di yóbbu ñoom dañ leen di tegal ay prime ñu ci ëpp ci ñun amuñu prime ñu ci ëpp ci ñun jotuñu prime man 2013 ba tey 50 000 francs laay fayeeku pour lan fan lañ ko teg ah ñuy jël ay nit ñoo xam ne xoolal duñu xam fan la ñu sokkee ko duñu xam fan la ñu jugee sans formation ñu jël leen recruter leen directement di leen fay ay salaire plus de 300 000 francs alors que ñu bàyyi ñu ñun ñi nga xam ne ñooy ASP yi nekk sur le terrain fii mu am ay maîtrisards am ay licenciés am ñoo xam ne macha allah dañoo jàng am ñi nga xam ne dañoo am métier diplôme professionnel yépp ne fii ñu wàcc ko sur le terrain dem di recruter ci àll bi ñi nga xam ne ba ñuy sonn di fanaan hangar gisuñu leen fekkeewuñu ko di leen fay plus double triple ci kaw si suñu salaire ci lu ñu tegul fenn pour lan loolu fan lañ ko teg xoolal jaam buumu njaam bi ñu dugal ci suñu bakkan bii la ñu bëgg ñu tekki ko ndax ñun dañoo sonn gis na li ñuy daw dawuñu ci dara kin n'ose pas kin ku osé wul doo gagné xoolal qui ose gagne te nous xoolal nous avons osé te on va gagner inchallah on va gagner. ma leen di wax ne fan lañ ko teg pécule 50 000 francs dañ la koy neexale ci magum jëmm kilifa nga yor ay soxna yor ay doom ñun ñii di jigéen am ay borom kër yor suñuy njaboot ñun li ñu may sens mooy dañu di jigéen rek am góor yi nekk suñu ginnaaw di ñu jàppale mais bu dul woon loolu tey te bari nañ ci suñuy moroom yoo xam ne nekkuñu ci sëy te yor nañuy njaboot te war a gérer ñoom seeni njaboot ci 50 000 yooyu la ñuy yaakaar pour defar seen ki kañ la ñuy taxaw kañ la ñuy taxaw kañ njaboot yi tas nañu kër yi tas nañu ah pour lan fan lañ ko teg ci lu teguwul ci benn ci bànneexu bakkan ñu ñuy menacé naan ay ku ñëw taxaw ci conférence de presse bi dañ lay raje loolu ay wax la loolu ñoom ñu ko doon wax sax waroon nañoo sóoraale ni loolu du ñu teree yegsi xam nga lu ko waral amuñu contrat benn bu ñu lié ak ñoom. ay 8%. benn contrat liéwuñu ak direction ASP pour l'instant 2019 la ñu gëj a signé ak ñoom contrat daaw ba ñuy liggéey en 2021 dafa doonoon lu Macky Sall prononcé ci conseil des ministres 20 janvier mu wax ko verbalement ci loolu la ñu continuer liggéey ba fii ñu toll nii mais du contrat boo xam ne moo ñu tënk ak ñoom ba ñuy menacé ci ay statut ci ay article ay règlement ci yoo xam ne ñoom seen jëmu bopp sax gëmuñu ko ñoom gëmuñu ko carte professionnelle bu ñu ci duggee nag moom bañ ko tàmbalee en 2013 ñu ne dañuy def carte professionnelle ñan ca jël ñëpp photo leen yóbbu leen ne dañuy am carte ba fii ñuy waxee nii dara gisuñu ko tey ji ASP bu doxoon ci mbedd mi ba war a intervenir ci benn problème sañu ko ndax lan bu ca duggee buñ ne ko lan moo lay wan ñi ñun ay ASP nga yow lan moo koy firndee lan ngay génnee amoo looy génnee dañuy lan jom la ñuy wéy ak ngor am fit nag fit mooy tax ñuy fekkee ay problème ci mbedd mi ñuy intervenir ñuy exposer suñu vie ci mbedd mi bu ñu paree jàpp yóbbu police wala ñu yóbbu gendarmerie bu ñuy noté seen mention duñ fa def ASP gendarmerie lañ fay def wala police alors que ñun ñoo ko liggéey
ñun ñoo ko liggéey pour lan injustice boobu ndax lan fan lañ ko teg parce que ñoom ñii di nga xam ne ñooy suñu njiit ñoom ñoo ñu njëkkut a fullaal ñoom ñoo ñu njëkkut a fay daal ndax buñ ñu fullaloon fay daal ñu amaana tamit population bi dinañu fullaal fay daal suñuy service utilisateur daañu ñu fullaal fay daal ñu mais buñ ko gisul ci suñuy njiit ñoom tamit bu leen neexee ñu defee noonu kenn du leen ko teree def fan lañ ko teg may dolli di waxaat ni leen li tax ñu toog fii benn cause la ak benn but ñun ñoo sonn ñun ASP moo waral tey ji ñu toog fii dañoo bëgg président Macky Sall yow mi nga xam ne yow yaa ñu créé woon yow la ñuy waxal dellusiwaatal sa xel te xam ni say njaboot nga nar a sacrifier dellusiwaatal sa xel te xam ni sa jeunesse nga nar a sacrifier amal yërmande ci ñun dañuy sàkku yërmande dañoo boot sa ginnaaw te am ci yow yaakaar te am yaakaar nag waroo mën a tas suñu yaakaar benn yoon gis nga li ñuy wax ni ci dañoo def ay médiation effectivement dëgg la man maa ngi woon ci ñi nga xam ne ñun ñoo doon def médiation yi fii kilifa diine yi nekk Sénégal yépp dem nañ ci ñoom def médiation dem nañ Touba dem nañ Tivaouane dem nañu Ndiassane dem nañu Canaba dem nañu kii Medina Baye dem nañu Daaka ah dem nañu tamit aussi sax ci nja kii Laayeen yi évêque yi dem nañ fa bañ ko tàmbalee di ko def ba ñu xamee ni lii jëmul kër dañ ñoo contrecarré ñoom waa direction ñu bind ay lettres def ay mémorandum adressé ko au ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye l'ex-ministre Aline Badara Cissé médiateur Macky Sall moom ci boppam adressé nañ ko suñuy mémorandum Mayram Faye Sall de même que aussi ah ak ñam autorité yi mais au final xam nga lan la ñuy def ñàkkal ñu fayda mënta weesu ñuy sàkku ci yéen pour gis leen toog mën a wax ak yéen suñu avenir balaa ñu doon yegg si fii ñu dajale loolu yëpp ñu yor delloowaat ko à la direction nationale. fan lañ ñu convoqué direction nationale man personnellement j'ai été convoqué là-bas à la direction pour xamal ma ni bàjjat lii ngeen commencé di def di wut ay médiation nangam ak nangam jël leen lépp ngeen teg ko ci suuf. parce que xel xam ngeen bu ngeen ko defee du yegg fenn ndax ña ngeen dem daw wuti ji leen ñoom ñoo delloowaat lépp suñuy loxo. te alors que ñoom jot nañ seen bas bu ñu bëggoon tey jii lii bañ a am lan moo teew toogu ñoom ñun waxtaan ak ñun dugal nañu audience ba tàyyi pour gën a dem DG toog ak DG monsieur Birame Faye waxtaan ak moom mais Fures daal di xiddees ba fii ñu toll nii kon tey jii ñun fii bu ñu fi yegsee ñoom ñoo ñu ci poussé ñoom ñoo ñu ci poussé xar sax boo ko yoree ci sa biir kër takk ko di ko dundal bés boo téyee sa loxo boo ñaari fan ñetti fan di nga gis mu fi pour génn wuti la mu lekk rawatinaa nag doomu aadama bi nga xam ne yéen da ngeen yaakaar ci ñoom ñun ñu nekkal leen ñun ci naaj bi ñun ñoo leen nekkal ci naaj bi ndax moo tax tey ñoom ñu mën a toog ci seen bureau climatisé yi ñun ñoo leen nekkal ci naaj bi moo tax tey ñu mën a dawal seen 4x4 yooyu et autant nag xolal dañuy nangu lu yàlla dogal de du yàllaa leen fa teg ñu nangul leen ko mais du dañ ñoo dàq jàng déedéet du dañ ñoo gën a mën a liggéey boobu déedéet mais yàlla mooy nam ko neexee mu séddale ñu nangul leen ko kon dañ ñoo war a geesu bu ñuy dund ci suñuy ñàkk di ñu fàtte ñu nit dañoo soxla am kër comme ñoom dañoo soxla ami oto comme ñoom pourquoi pas lan moo tax war ñu ko mën a am buñ ñu xeebee ñun xeebuñu suñu bopp ñun ñoom buñ ñu xamul ñun xam nañu suñu bopp ñoom bu ñu xamul ñun fu ñu jógee ñun xam nañu ñun fu ñu jógee trop c'est trop ça suffit maintenant trop c'est trop ça suffit maintenant te dañ leen di alerter di leen wax ni ci lii ñu nekk ni buñ ci amul satisfaction ne leen leer na leen wóor ne on va passer à la vitesse supérieure te bu boobaa daañu gis lu ñu mës a gis ndax bu leen fàtte ni ASP li ko ëmb dafa bëri ancien militaire yaa ngi ci biir bu leen fàtte lu mel noonu diplomate yaa ngi ci biir ASP li mu ëmb bari na de telle sorte que bu ñu yëngalee rek dëkk bi dana yëngu te bu boobaa daañu ko yëg te balaa ñu yegg foofu nañ ñu woo ci médiation bi ñu soxla nag on demande de voir le chef de l'État monsieur Macky Sall moom la ñu bëgg a gis moom la ñu soxla parce que ndax lu tax ñoom ci seen jëmmu bopp ñoom ñoo ñu xamal ni suñu problème ñoom mënuñu koo faj seul le président de la république kese moo ko mën a faj kon ñun moom la ñu soxla moom la ñu demandé à mu recevoir ñu wax ñu suñu ëllëg naka lay demee loolu la ñuy xaar ci ñoom te buñ ko deful
bu ñu passer à la vitesse supérieure daañu xam ne xel ni du yomb. sanction yi ñuy wax ni dañ koy teg ñun suñu kaw di ñu xokkatal pour ñu dellu ginnaaw ñu ragal ñu ngi leen di bëgg a xam wax leen ni leen bépp ASP boo xam ne dañoo bëgg a teg sanction ci kawam ndax lan dañoo décréter 72 heures yi pour wane suñuy naqar benn ASP buñ ci laal karawam laa la wax karawam billaay wallaay taalaahi daañu xam ne ASP yépp la ñu boole ñëppay jug on est prêt te xoolal on est prêt boobu ñuy wax dañoo am fu ñu wéer suñu ginnaaw te ragaluñu ci dara ASP buñ fi laal karawam laa la wax daañu jug digaale koog ñoom ba fu mu yam neex xoolal duñ ci bañ ba cour de la haie ak ñoom laa la wax day baax wala mu bon ba illaa yow mi diini ñu yemale ko ci ñëpp gis nga ASP bii bato la DG Birame Faye mi ngi ci biir CUD yi ñoo ngi ci biir surtout contrôleurs yi ñu ngi ci biir superviseurs yi ñu ngi ci biir ñun éléments yi soogal ñëw nekk ci biir gis nga ku yaakaar ni bato bi bu diigee ASP yi dong ñooy dig yéen a ngi nax seen bopp te xam ne bu diigee ñun ñëpp ñooy ànd diggandoo kon ngal la ngir yàlla yéen ñi nga xam ne yéenay suñuy superviseur yéen ñi nga xam ne yéenay suñuy directeur yéen ñi nga xam ne yéenay suñuy CUD yéen ñi nga xam ne yéenay suñuy contrôleur te ngeen nekk à la tête jàpp leen ci bato bi balaa muy dig ndax bu diigee du leen arrangé te duñu arrangé te du arrangé kenn nag ñun nag bañuñu ci xoolal ba Macky Sall tas ASP ku nekk dem seeti leneen waaye tamit bu ñu yeggee foofu duñ ko bàyyee noonu mu sedd ndax xam nga lu tax duñ ko bàyyee mu sedd duñu nekk ay ndaw toll ci suñu fukki at ak juróom-ñett ba ñuy recruter ñii am ñeent fukki at ñu recruter leen ba tey ci ñi ci ëpp ci ñun am juróom fukki at ñu liggéey loo ñu ba mu neex leen yee dañoo grève dañ leen di dàq yéen ñëpp bàyyi nañ leen xoolal bu ñu ko defalee waat naa ko ci yàlla daañu leen topp ci yoon ndax dañoo am droit dañoo am yoon liggéeyal nit volontaire naan dañuy liggéey volontaire pendant 9 ans ñuy xëy un bon jour ñu dàq la ni fures daal di xiddes mu yombee noonu ci ñoom ñoo ngi nax seen bopp laa leen wax te bu ngeen ko essayé bu ngeen ko defee Macky Sall dina am problème bu rëy bu sérieux boo xam ne du ko nettali ba illaa yow mi dini boo déggee ñu wax ko Sénégal fii ak yelleefu doomu aadama kenn du ko bafoué nekkatuñu ci buumum jaam te fu ñu war a jaar ba xam ne xel ni bu ñu fa tegee suñu tànk daañu am ndam xam nañ ko jaar nañ fa dem nañ fa wax nañoo ñoom dañoo toog di xaar le jour J boobu le jour J boobu buñ ca yeggee ak ñoom daañu xam ne lépp dëgg la kon ngal nag na ngeen ci góorgóorlu ba buñ ca yegsee ak yéen ngal góorgóorlu leen ba bu leen ci buñ ci yegsee ak yéen ñun nag demandé wuñu dara corps spécial la ñu Macky Sall dikk moom moo ko wax ndax bu fekkee ni dañ ñoo jël ñu ne dañ ñoo leen a jël contrat 2 ans renouvelable une seule fois ci kaw 2 ans renouvelable day fekk ni seen liggéey a ko wane bu ñu defee 2 ans ñu ne dañ koy renouveler parce que dañoo liggéey dañoo wane suñu bopp on a marqué le pas bu ñu amee 4 ans ñoom ñoo ko waxoon dañ ñuy bàyyi nañ ñu bàyyi ñu dem boobaa buñ ñu bàyyi woon kon tey lii du am xëy na ku ci nekk yaa ngi woon ci leneen mais gis suñu liggéey ak suñu taxawaay ak suñu importance ak lu mu leen emporté moo tax ñu ne dañu yokkalaat 2 ans à titre exceptionnel 2 ans à titre exceptionnel ku ko dégg normalement bu sax xel dafay dal ni lii bu jeexee war nañ laa teg ci fu wóor teg say loxo lu leer ak lu wóor loo mën a gis ñu koy dundee yaakaar moo ñu fi bàyyi ba tey jii 2 ans yi jeex ñu naan ñu ngi ci seen mbir dañ leen di xalaatal actuellement dañuy xool ndax dañ leen di dugal fonction publique wala xoolal dañuy xool fan ngeen la ñuy mujjee ak yéen parce que mënuñu leen bàyyi amal ngeen importance effectivement doo leen ñu bàyyi parce que dañ leen a njëriñal doo leen ñu bàyyi parce que dañoo taxawaay bu mat léegi ana lu ngeen di doon ñu xalaatal ana lu ngeen ñu doon dégg ngeen ñu ndaxaat ñu ne leen jël leen un an buñ ci waxtaanee dinañ xool fu ñu leen di dugal ñëpp di dundee yaakaar ne ah garaawul nañu muñ ku dund 6 ans dund 7 ans bi du la wàññi dara 1 an de plus yàqul dara nañu dem nañu takkaat les ceintures nañu aller dans les rangs nañu liggéey juwaat ñun ñu bokkoon man personnellement ma bokkoon ci ñu doon réconforter nit ñi ñu doon réconforter nit ñi naan leen takk juwaat leen daal yi dem leen liggéey dina baax ñun ci lañu bokkoon
ñu ñuy fenloo ñun ci suñuy kanamu nawle te ñuy ay doomu gor di doon ay doomu làkkat pour lan ñu ñuy fenloo ci suñuy kanamu nawle ñun duñ ko nangu ñun duñu mës a doon baadoole te duñu doon baadoole ba illaa yow mi diine ñu jeexal suñu 7 ans ñu ne dañuy dundee yaakaar 7 ans yooyu bañ ko jeexalee xaaruñu woon ñu naan ñu dañ leen di yokkal 1 an xaaruñu ko du benn ASP bu ko yeewwaale woon ñu toog à notre grande surprise au conseil des ministres le 20 janvier 2021 le président Macky Sall génn ne yokkal naa leen 1 an léegi ci sam dama bëgg ñu def ko corps spécial yabal naa ay nit pour ñu liggéey ci mu doon une grande déception pour les ASP am nañu ci sax tëdd feebar ndax lan yaakaaruñu ko woon am na ñoo xam ne feebar googu tey moo leen tax ñu dee tey jii ñoom moo leen rey parce que dañoo am déception totale ci lañu doxee suñu moral yépp damm suñu sidit yépp summee ko xamuñu nu ñuy def xamuñu fu ñuy teg suñu tànk ñu ne ah comme ñoo ko wax 1 an lañu yokkalaat metti na nañu muñ ba kañ xamuñu nañu muñ rek 1 an yàggul 1 an yooyu nag jeex na depuis le 31 janvier kon ñoom waruñu woon sax xaar ñun ñuy def lii ndax liggéeykat boo jël di ko liggéey loolu yaakaar naa ni boo contrat waree jeex wala engagement war nga koo dóor préavis 1 mois minimum pour yëgal ni ko yow kat maa la jël di la liggéeyloo wax dëgg fa yàlla li nga ma liggéeyloo li ma la liggéey li ma la sant am naa ci satisfaction totale ah bu ñu tollee fii kat dama lay bàyyi nga dem noppali ko jëli keneen wala ah damaa kontaan ci yow dama lay dolliwaat teg la fii wala ma defal la lii mais dara ba fii ñuy toll nii dégguñu dara lu ñu wax ci jéemu corps spécial bi mais corps spécial bi ñuy wax ne dañ koy liggéey pendant 1 an yu jeex ba tey gisuñu lu nduroog corps spécial dégguñu fuñ ko toogee di ñu wax ni lii corps spécial la mën ngeen cee teg seen loxo pour ñu xam ne lii dëgg la kan la ñuy nax kan la ñuy nax pour lan booy ne dangay créer corps spécial pendant 1 an kay fu ñuy jeexalee contrat war nga ñoo tegal loo xam ne au moins buñ ko gisee suñu xel dina dal ñu ne kat ñii ci la ñu waxoon ña nga ca bu boobaa ñu xool naka la ñuy dundee ak yéen mais ñu toog ñuy dégg ay rumeur naan non corps spécial bi noo dootul mën a nekk non dañ leen di defal augmentation de pécule waa nangam ak bëgguñu augmentation de pécule bëgguñu augmentation de pécule bëgguñu augmentation de pécule yokk ci nag bëgguñu ku ñu yokkal contrat on en a marre des contrats li ñu bëgg mooy corps spécial boobu ñu wax nañ ko créer le plus tôt possible dugal ñu ci ñun ñëpp lii ñu def nii première pas la rek dañ leen di may battement buñ ci demul dinañ passer à la vitesse supérieure mënumaa wax te duma bàyyi xel ci suñu way dawla yi nga xam ne dañoo àndoon ak ñoom combat bi dès le début te yàlla dogal tey fekkewuñu ko ñu ngi ci biir suuf mais ay vrais combattants mais li ñuy naqarlu ci loolu rek mooy tey njaboot gi ñu fi bàyyi tey amuñu wéeruwaay amuñu wéeruwaay ndax lan ASP boo ci nekkee boo deewee c'est fini perte nga dangay perte xam nga lu tax ngay perte dañ lay jaale si indil la ñaar fukki junni moom jeex na ñaar fukki junni yooyu ci lay say njaboot di yab boo ci amul woon ku la mën a remplacer ci biir famille bi sa famille recommencé waat à zéro ñuy daw guddeeg bëccëg suba ngoon ñun ñaata ASP ñoo fi génn àddina ñu jël suñuy dërëm ak suñuy ñaar dërëm dajale ko pour di ko dem dimbali ji ay famille am ndax lan ñoo doon yaakaaru seen biir famille dañ koy jéem mënuñu ko mais dañ di ay gor rek ndax kuy fay ko fukki junni di ci yéene moroomam kon xam nga ni dangaa gore rek a tax nga di ko def mais du loo mën loolu yëpp dañoo bëgg mu jeex nañu changer statut bi de telle sorte que boo deewee sax say doom dinañu bénéficier wu nañu changer statut bi de telle sorte que boo retraité di nga am loo xam ne di nga boo demee weer bu nekk di nga ko fa fekk ci sa pension nañu changer statut bi de telle sorte que fukki junni yi ñuy am nañ koy yokk ba bu ñu mënul am le maximum ñoo am loo xam ne dana dalal suñuy xel dalal suñuy xel yu njaboot ñun loolu la ñuy xaar def ko corps spécial âge retraite bi ñu ca wax ñu def ko respecté ko parce que dañoo âgé bu ñu kenn jël di ñu falañee dugal ñu ci corps signé ñu contrat boo xam ne ci biir corps gi soo defee 50 ans da ngay retraité parce que dañ naan affaire militaire la affaire paramilitaire la quelque chose comme ça fekk dañ ñoo sacrifié bañ toll fii dañ koy bañ ñoom ñoo ñu utiliser ba ñu toll fii bu ñuy defal corps spécial ak nañ ko rédiger woon ba mu mat nañ ko accepter noonu signéel ñu ko ñu liggéeyee ko noonu
ñu am âge normal retraite comme ñëpp bépp fonctionnaire buy retraité à 60 ans ñu am âge normal boobu pour retraité ko ndax ñu mën a defar suñu avenir u doom yi jërëjëf. jërëjëf Badiane jërëjëf Diamoko Traoré ñun ASP yi ñu gën koo xamee ci turu Badiane jërëjëf Badiane léegi nag ñu jox kàddu gi Aïcha Koné ñu gën koo xamee ci turu Chacha Chacha bismillah Chacha la Lyon bismillah. Bonjour la presse. Point de presse des agents de sécurité de proximité. Bonjour chers camarades. Merci de nous honorer de votre présence. Tout d'abord, nous profitons de ce contexte marqué par l'avènement du nouvel an pour souhaiter à tout le peuple sénégalais nos vœux les meilleurs. Nous voici ici, réunis dans le cadre d'une déclaration de presse faite par les agents de sécurité et de proximité. C'est avec le cœur meurtri et chagriné que nous élevons la voix. Nous dénonçons avec la dernière énergie l'injustice et le manque de considération que les agents de sécurité et de proximité subissent de plein fouet. Après plusieurs années de bons et loyaux services rendus à la nation, vous n'êtes pas sans savoir que depuis le début jusqu'au moment où nous vous parlons, ce sont des pécules que nous recevons de la part de l'État du Sénégal. Aucune avancée significative n'a été notée dans le cadre du traitement salarial. Nous marquons toujours le pas et faisons du surplace au moment où d'autres travailleurs sociaux avancent sans tambour ni tempête. S'agissant de la protection sociale et d'autres avantages, n'en parlons même pas. On est relégué au second plan et nous sommes aujourd'hui les parents pauvres des travailleurs de l'État du Sénégal. Pourtant, nous constituons un maillon essentiel de la chaîne en matière de sécurité et du maintien de l'ordre dans ce pays. À nos débuts, monts et merveilles, nous ont été promis par les autorités intégration dans la fonction publique, prise en charge sociale, pour ne citer que ça. Ces promesses, jadis formulées, ne sont aujourd'hui que l'ombre d'elles-mêmes. C'est un sentiment de désolation, de démotivation, d'amertume qui nous anime. C'est fort de toutes ces considérations que nous nous sommes réunis ici, d'élever la voix pour se faire entendre afin que l'État du Sénégal revienne à de meilleurs sentiments. Monsieur le Président, nous savons qu'impossible n'est pas l'État. Tout n'est qu'une question de volonté. Tout ce que nous demandons et souhaitons est une intégration dans la fonction publique sans condition, à l'instar des autres travailleurs sociaux ainsi qu'une reconsidération de la fonction ASP. Tout travailleur qui s'active dans n'importe quel secteur aspire au progrès et à l'avancement. Rappelons que depuis quelque temps, Monsieur le Président de la République, on assiste à une inflation généralisée du coût de la vie sans une réelle augmentation des salaires. Merci de votre attention et merci. Mass Cissé, Diamoko Traoré, Badiane ak Chacha Aïcha Koné wax dëgg yàlla mat ngeen li leen seen mbokk ASP yi tànn jiital leen ngir ngeen wax ci seen tur tey mbokk yi dama bëgg ñu féliciter leen. ndaxte wax ji leer na wax ji ànd nag yar wax ji ànd nag teggin wax ji ànd nag respect wax ji ànd nag dëgg ndaxte yenn saa yi nga bëgg a wax dëgg sax waaw xëy na nga waxee ko ci anam yoo xam ne mujjantel bi dootoo am dëgg waaye wax ji teggu na ci forme bu baax
amul saaga amul xaste te wax ji nekk na lu dëggu ñun waa FRAPP nag bu ngeen gisee ñu dalal leen tey dafa fekkoon ñu dalal leen ay yoon ak yoon wax naa ko fi sànq balaay ndaje bi y a 1 an de cela ñoom Atoumane ñëwoon nañ fi dajeek ñun ñu waxtaan ak ñoom defe naa sax amoon na ci sanction dàqoon nañ ko fi dégg naa jëlaat nañ ko fépp fu ñu dem ci Sénégal muy Ziguinchor muy Kaolack muy Bignona fépp fu ñu dem ci Sénégal ñun waa FRAPP daje nañ ak ay ASP yu sàkku toog ak ñun ñu ne leen wax dëgg yàlla seen naxar suñu naxar la fépp fu ñu am occasion dinañ ko wax waaye dafa am loo xam ne pesum kanam borom moo koy fajal boppam pesum kanam borom moo koy fajal boppam te ñun askanu Sénégal dañoo jikkowoo délégué ay xeex ñun duñu délégué lekk de duñu délégué naan de duñu délégué solu de waaye bu méttee ñun ñoo dàq ne diw bay na ma xeexal mbootaay ngeen na ma xeexal ñu waxoon ne bu ngeen bëggee kilifa yi ñi ñu fal di suñu surga war a dox ci suñu bànneex war a dox ci suñu yitte fullal ak faydal li nga xam ne moom ngeen di jànkonteel yéen ASP du Sénégal même ñun buñ ci jàppee FRAPP même ñun buñ ci waxee FRAPP du doy foog yéen ngeen jiitu si foog yéen ngeen wane seen bopp waaye boobu itam ñu ngi doon ñaan bés bii bañ a am ñu ngi doon ñaan président Macky Sall mi nga xam ne moo njaboote mbooleem sénégalais mu gis li nga xam ne mooy seen mérite gis li nga xam ne mooy seen liggéey bu rafet bu yànj jox leen li nga xam ne moom ngeen mérito donc daje nañ ak yéen ay yoon ak yoon wax nañ ak yéen ay yoon ak yoon ñu ngi rafetlu nag yéen seen taxawaay di lancer un appel à tous les autres ASP juróom benn junni ASP moo am 6000 ñun sénégalais yi nañu bàyyi bëgg lu yomb benn ASP gënul Chacha benn ASP gënul Badiane benn ASP gënul Massissé lan moo war a tax ñoom Chacha ñoom Badiane ak ñoom Massissé génn ngir intérêt général mu am ay ASP yoo xam ne dañoo jàpp ne ñoom ñoo gën a muus ñëpp toog fi ñu toog ñun askanu Sénégal dafa bëri ay défaillants ci ñun à bas les défaillants à bas les défaillants à bas les défaillants à bas les défaillants lii nag day gën a jëmmal di fësal di rafetal seen taxawaay ndaxte nag mënoon ngeen toog seen kër li ngeen di xeex bu sottee ñëpp kay bénéficier traître yeeg défaillant yeeg ak gor yi ngeen doon yéen yàlla rek moo leen di fay askanu Sénégal sax mënu leen fay Sénégal sax mënu leen fay ndaxte dégg ngeen lu nekk ñun waa FRAPP yëkkati nañ suñu baat tey ne ASP yii du ñu ASP APR du ñu ASP PASTEF du ñu ASP PDS du ñu ASP Rewmi du ñu ASP kenn ce sont les ASP du peuple sénégalais ndaxte tenue yi ngeen di sol ak 50 000 yu ñu leen di jox génneewul ci poche président Macky Sall ci poche askanu Sénégal la vous êtes les ASP du peuple sénégalais et donc xeex bii xam ngeen lu muy tekki mooy alalu Sénégal dafa jéng loolu rek lay tekki li ngeen di xeex nii li muy tekki mooy xaalisu Sénégal amu Sénégal niñ ko saytuwee dafa jéng jaarul yoon séddale bukki la bii bukki bii ñuur bii sàmba bii borom béy bi bii sama béy bii sama béyu béy béyam loolu moo war a jeex ronga ñu baadoole di siiñ cere buur moo war a jeex loolu moo dal suñuy mbokk ASP golo di bëy baabul di dundee moo war a jeex loolu moo dal suñu mbokk ASP yi mais ASP yi dofuñu
xanaa da ngeen fonne ASP yi dañoo dof président Macky Sall ASP yi dofuñu bés bu nekk ñu ngi taal rajo di dégg ne sàcc nañ milliards ci LONASE sàcc nañ milliards ci COUD sàcc nañ milliards ci SAR sàcc nañ milliards ci Trésor sàcc nañ milliards ci Poste bés bu nekk ñu dégg ne jox nga 500 000 payoor jabaru diplomate yi nekk jabaru diplomate donc nga am weer bu nekk 500 000 waaw ñi nga xam ne 5 heures du matin la ñuy yeewu di tëdd minuit 1 heure du matin di fanaan sax bés bu nekk ci kaaraange askanu Sénégal bu ñu joxee jabaru diplomate donc wala jëkkëru diplomate 500 000 par mois xanaa ñoom 1 million lañ leen war a jox. ñun waa FRAPP ñu ne ànd sek ASP yi pécule moo war a jeex ci boppam ñun ay payoor la ñu bëgg salaire la ñu bëgg bëggatuñu pécule salaire la ñu bëgg te bu ñu waxee salaire wax indemnité de transport waaw wax indemnité de logement waaw wax prise en charge médicale bu doy wax yeneen ak yeneen wax IPRES cotisation sociale yépp ak nu ngeen ko munti tuddee ndaxte nag wax dëgg yàlla président Macky Sall tàmmal nañu ay tur yoo xam ne boo demee ba ci càppaandool bi wax dëgg yàlla xott moo fay nekk ak nu ngeen ko munti ngeen téye lenn rek moo ñu yitteel dañoo bëgg a payoor dañoo bëgg cotisation sociale dañoo bëgg indemnité ak prime yu tegu ci payoor yi bëgg tuñu pécule am statut bu dooleel suñu kaaraange ñu am ay carte professionnelle ni ñeneen ñépp loolu mooy respecter doomu Sénégal loolu mooy respecter askanu Sénégal loolu mooy respecter ASP gis ngeen fi ngeen di tëdd ngeen fay nelaw ba yandoor ndax kaaraange ci seen kër yooyu ngeen di denc suñu xaalis yi ngeen di sàcc mais ñi nga xam ne ñooy aar seen kaaraange xaalis bi ngeen di sàcc boobu tibb leen fi ngeen jox ci ASP yi loolu mooy wax ci lii tax ngeen di nelaw bay yandoor ci seen kër yi ngeen denc suñu xaalis yi ngeen sàcc xaalis bi ngeen sàcc boobu ñii ñoo ko moom dama ne combat bii askanu Sénégal nag laay waxal nekkul combat ASP yi combat askanu Sénégal ñëpp la dama ne képp ku am doom ASP papa ak yaay waratoo toog da nga war a bokk ci combat bi nañu bàyyi di seetaan Sénégalais yi ñuy torox mu mel ni amuñu pap amuñu yaay donc pap yeeg yaay yi na ngeen génn ndaxte ñoom bu seen doom sonnee dañuy mobiliser wu donc ñun itam suñuy doom ASP bu ñu sonnee bàyyi ak ndey dafa war a taxaw ñun ASP yi dañoo am ay mag ak ay rakk ak ay bàjjen ak ay nijaay nañu génn ndaxte ñii ku ci nekk yaa ngi boot juróomi nit ba fukki nit 6000 ASP mooy 60 000 personnes juróom benn fukki junni nit 60 000 personnes am na commune yoo xam ne amul 60 000 personnes donc mbokk yi nañu génn am di jàmm yi nañu génn dëkkandoo yi nañu génn sénégalais yi nañu génn ndaxte nag nañ ko wax te dee ñii ñu ngi liggéey liggéey bu am solo te liggéey luñ ko seen bopp suñu ñun askanu Sénégal lañ koy liggéeyal et donc nous devons être plus solidaires nous devons être plus solidaires ces ASP sont nos ASP ñii mënoon nañ jël gaal gi mënoon nañ jël désert du Sahara mënoon nañ cagatu mënoon nañ mbaraan ak a yomb mbaraan ak a yomb Chacha ak Jamako mënoon nañ jël ci appartement yi di dugal di génne di tijji di dugal defuñu ko vous êtes brave vous êtes digne ñun nag waa FRAPP duñu d'accord pour que mbir mi yem fii nii day yomb trop parce que day mel ni les ASP sont des citrons ay limon yoo xam ne dañ leen di ŋàcc ba ñu jeex sànni leen les ASP ne sont pas des citrons day mel ni ASP yi ay mouchoir lañu ñu fomp ba sonn ba pare sànni leen
les ASP ne sont pas des torchons day mel ni ASP yi ay semmiñ lañu yoo xam ne ginnaaw boo goree garab bi nga sànni ASP yi duñu ay semmiñ. Les ASP sont des êtres de chair et de sang. Les ASP sont des travailleurs. Les ASP sont des pères, mères et soutiens de famille. ku ci nekk ci yéen guddi bu nekk balaa ngeen di tëdd ngeen dem fóoni seen doom ñii mënuñu ko ndaxte dañuy fanaan di xëy di yendu ci liggéeyu askanu Sénégal. boo demee police fekk leen fa. boo demee tribunal fekk leen fa. gendarmerie fekk leen fa. service boo jëm fekk leen fa. tribunal fekk leen fa. hôpital fekk leen fa. trésor fekk leen fa. pêche fekk leen fa. mairie fekk leen fa. préfecture fekk leen fa. sous-préfecture fekk leen fa. daaf nga fekk leen fa. agence yi nga fekk leen fa. seen kër sax ñu fekk leen fa. même ci bërëbu julleekaay yi ci këru kilifa diine yi nga fekk leen fa. donc kilifa diine yi wax leen. kilifa diine yi yëkkati leen seen baat. kilifa aada yi wax leen yëkkati leen seen baat ndaxte lii kat fu mu nar a jëm narul neex de. xeex bi nag ñun waa FRAPP dinañ ci ànd ak yéen ba mu saf sap ba keroog muy réglé wu. ñu ngi xaar nag ba waxtu yii di ñëw fan yii di ñëw ñu ngi xaar nag ba dégg ne dàq nañ benn ASP ndax lii. C'est pourquoi nous invitons à la vigilance. bu ñu fi jógee na ku nekk déglu sa morom. na ku nekk bàyyi xel ci sa morom. bu ñu déggee demande d'explication déedéet gudd na bu ñu déggee demande rek ñun mën nañu dajewaat. xam ngeen Tunisie dafa amoon Bouazizi commerçant boobu nga xam ne dañ ko sonnal mu taal boppam taal Tunisie taal fépp ca kaw maanaam ci Maghreb bi ñëw ba fii Sénégal ak yeneen réew waaye bu ñu laalee benn ASP dinañ gis lu raw lu xewoon Tunisie. li ñuy ñaan nag président Macky Sall mooy conférence de presse bi na doy ndaxte yaa ngi ñuy déglu yaa ngi ñuy seetaan say ministre ñu ñuy déglu di ñu seetaan say directeur ñu ñuy déglu di ñu seetaan suba teel le camion police yi commencé garé fu nekk ci koñ beeg ak ci alentour renseignements généraux yi ñu ñuy déglu di ñu seetaan jarul sax ñëw fii ndaxte këyit yi jot ngeen leen. li ñuy ñaan mooy après cette conférence de presse ngeen dab bànneexu ASP yi ñun tur taxu ñaa jóg li ñu tax a jóg mooy bëggatuñu pécule salaire la ñu bëgg bu ànd ak prime ànd ak indemnité mais lii dafa ñaaw lii lu muy tekki mooy état du Sénégal mooy le premier patron à violer les droits des travailleurs au Sénégal ndaxte les ASP sont des travailleurs li ñuy def ni liggéey la 2 ans sans contrat bu état du Sénégal dafay lii mais le patronat privé def luy 8 ans ngay fay 50 000 bu état du Sénégal dafay lii mais le patronat privé def la même chose sinon lu ko raw 8 ans sans prime de transport sans cotisation sociale mais bu état Sénégal dafay lii mais le privé national def lu ko raw nooteel bi moo war a jeex moo tax ñu sol suñu lu xonk suñu brassard rouge ni tous les ASP pour ne nooteel bi dafa doy nooteel bi dafa doy nooteel bi dafa doy conférence bi nag bu doyulee bu jaree marche ñu marche bu jaree sitting ñu sitting bu jaree dem palais présidentiel ñu dem palais présidentiel lu mu laaj nañ ko ko jox donc tout le monde restons mobilisés lii benn étape dong la jéego bu njëkk la ñu ngi ñaan mu yem fi li ñuy ñaan mooy jéego bii balaay semaine prochaine président Macky Sall génnaat ne seen corps spécial seen payoor seen tenue yu bees
seen carte professionnelle seen prime ak indemnité seen plan de carrière mu ngi nii. Donc nous sommes venus, nous membres du FRAPP, pour exprimer toute notre solidarité pleine et entière à nos concitoyens, à nos frères et sœurs, pères, mères, soutien de famille, ASP du Sénégal. Nous saluons l'Union nationale des ASP du Sénégal. Vous êtes dignes, vous êtes braves. Syndicats yi ñoo waroon jóg xeex lii. Centrale syndicale yi ñoo waroon jóg xeex lii. Defuñu ko ngeen def ko. Vous faites notre fierté. Vous faites notre fierté. Nous sommes fiers de vous. Parce que vous auriez pu prendre la mer Méditerranée ou le désert du Sahara, vous ne l'avez pas fait. Dafa mel ni sax li leen gënal mooy ngeen dee ci désert bi ak ci mer Méditerranée bi. Demuñu fenn bu ñu dem fenn de. Bu kenn jël gaal gi. Bu kenn jël gaal gi nañu toog fii. Defante ko ak ñoom ba mu saf sàpp. Ndaxte xaalis am na. Comme am na dafa demee boor comme dafa demee boor ñun nañ ko booral mu ñëw suñu boor ñun ASP. sàcckatu poste yeeg SAR trésor public LONASE ak SICAP ak xawma fan ak ban nañu arrêté sàcc yi jël xaalis bi jox ko ASP yi. Donc nous sommes à l'écoute de l'Union nationale des ASP du Sénégal. Bu lii doyulee nañu dajawaat nañu waxtaanaat ñun Dakar ñu jóg xeex Guédiawaye jóg xeex Tamba jóg xeex Kaffrine jóg xeex benn jour benn waxtu ñun ñëpp fu nekk ci Sénégal ñu mobiliser wu. Bu kenn ragal bu boobaa garde à vue. Bu kenn ragal garde à vue. bëgguñu egg foofu nag ndaxte lu ñu gënal mooy nekk ak suñuy doom ak suñuy waajur ak suñuy jëkkër ak suñuy jabar li ñu gënal mooy xëy lii gënaluñu. ñetti fan yii nag avertissement la woon lancement la woon de film bi ñëwagul bu leen ñaan nag film bi egsi ndaxte ñii ay anciens militaires lañu. ñii ay anciens militaires lañu bëgguñu nag li xewoon mois de mars mu xewaat fi. bu dee ay citoyens wuyaa ñoo xam ne defuñu armée defuñu service militaire defuñu dara ñoo def li xew mois de mars kon xam ngeen ne 6000 ASP déterminés, mobilisés et conscients de leur exploitation et qui disent ça suffit à l'exploitation. Plus jamais d'exploitation. Xam ngeen ne 6000 ASP lu ñu mun def ci réew mi président Macky Sall attanu ko. Donc rendez justice aux ASP du Sénégal. Donnez un salaire, des primes et des indemnités, des cotisations sociales aux ASP. Donnez un plan de carrière aux ASP. L'exploitation n'a que trop duré. Ça suffit. Trop c'est trop. Je vous remercie. Bu dee am na ay questions suñu mbokk ASP yaa ngi fii ils seront heureux d'y répondre. Est-ce que am na ay questions? D'accord. Mën nga wax sa tour ak sa tour organe. Bonjour, c'est Anna Saïd de la RFM. Tout à l'heure, vous avez listé les conditions qui doivent constituer le statut de l'ASP dont vous aspirez. Vous en avez parlé tout de suite en français. Je voudrais juste vous élargir comme vous l'avez parlé tout à l'heure en wolof. C'est bon? Bah oui, dégg naa li nga wax mais bon, j'avoue que je me rappelle plus. Li ma wax dafa bëri tellement. D'accord, muy benn question. Vous étiez en larmes aussi tout à l'heure, j'ai vu que vous avez versé des larmes. Mais c'est une question? Pour confirmer, s'il vous plaît. D'accord, ça fait 2 questions. Merci. C'est tout? Est-ce que am na yeneen question? Les ASP, vous êtes dans un corps, vous êtes avec vos frères policiers. On vous voit souvent sur le terrain. Est-ce que vous pouvez revenir également sur ces conditions de travail difficiles
donc face. La deuxième question, c'est que on voit les ASP subir toutes sortes de stigmatisation vis-à-vis des Sénégalais. Souvent, on décrit votre travail, votre présence, surtout en ce qui concerne la circulation. Est-ce que vous pensez aussi que c'est une forme de stigmatisation de votre corps? Merci. Ça fait 3 ou 4 questions. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est bon? D'accord. naa wax man li ma si xalaat ñoom Chacha Badiane ak Ma Cissé ñoom itam wax ci seen wàll. wax naa fi sànq ne ñun waa FRAPP li ñu jàpp mooy ASP yi nekkuñu ASP benn parti politique mais profité waale di ko waxaat ngir gën a sonj suñu bopp ñun askanu Sénégal waaye sonj suñu bopp ñun ASP bu ñu nangu kenn dëkkal ñu fu ñu dëkk. Président Macky Sall ak APR ak Benno Bokk Yaakaar dañuy jàll suba PDS yéeg ñu jàll gannaaw suba xaw ma Pastef ak Ousmane Sonko yéeg ñu jàll gannaaw waat suba xaw ma Idrissa Seck mbaa xaw ma Aïda Diong wala Aïda Mbodj yéeg mu jàll bu ñu nangu ñu dëkkal ñu ci benn parti politique. N'acceptons pas d'être des ASP de la famille Sall ou des ASP de la famille Sonko ou des ASP de Pastef ou du PDS ou de l'APR. Nañu def suñu liggéey sans xàjj ak seen sans xàjj ak seen nañu def merci nañu def suñu liggéey te duñu wone pété ci suñu liggéey ba su voté nag am nañ sañ-sañ voté ku ñu ne waaw waaw parce que dañuy gis lii xew ci réew mi ñu ngi koy déglu di ko dund dans notre chair kenn duñu ko nettali ba su élection bu jotee voté leen ku leen neex waaye dans le cadre de votre travail ci commissariat gendarmerie tribunal bu kenn xam fu ngeen féete jox leen cër ñëpp. ñaareel bi mooy effectivement le risque est grand que ñenn ñi parce que ñu ngi leen di jox 50 000 ñu foog ne jox nañ leen àddina li ci biir ñu bugg leen utiliser comme une milice bu leen ko nangu tey bu leen ko nangu ëllëg. ñun FRAPP jàpp ñu ne vous êtes une milice léegi nag mun na am ñaar wala ñett ñoo xam ne ñu def naka sa dul noonu loolu fu mu amul. juge ak magistrat yaa ngi nii am na seen biir ñoo xam ne ñu ngi def liggéey bu ñaaw enseignant yaa ngi nii am na ñenn ci ñoom ñuy def liggéey bu ñaaw policier yaa ngi nii am na ñenn ñuy def liggéey bu ñaaw agent du trésor yaa ngi nii ñenn ñaa ngi def liggéey bu ñaaw kilifa diine yi sax ñenn ñi ñu ngi def liggéey bu ñaaw mais est-ce que dafa tax ñu war a gàkkal liggéeyu kilifa diine yi yëpp liggéeyu xawma juge yëpp liggéeyu jàngalekat yëpp. Donc, vous n'avez qu'un def complexe. Que personne ne vous foute des complexes. Vous avez une responsabilité pour vous. Parce que vous nous le disiez, vous avez vous avez fait 1 million ci poche askan wi la jógee. Donc lan moo tax ngeen war a nekk des hommes de main ou des femmes de main de tel leader politique ak ñooñu bu leen ko nangu tey bu leen ko nangu ëllëg. bu leen ko nangul waa FRAPP bu leen ko nangul kenn. Soyez des hommes de main de vos revendications. Vous n'êtes pas femme et homme de main ou quel, vous n'êtes des soldats de votre cause, de la cause du Sénégal. Donc, man, faut la bougonne gën a insister ngir gën a ñaax suñu bopp. bañ leen de lànk leen. waaw bu ñii di jël xaalis ci chauffeur yi bu leen jël. waaw chef dafa am fu muy yem. chef da nga ma chefé ci lu baax. waaye nga jox ma ordre boo xam ne c'est un ordre manifestement illégal du ma ko def. bu leen kenn tiital bu leen kenn xoxatal da nga may jox ordre bu légal da nga may def loo xam ne yoon may na la ko waaye yow li nga sañul def sax nga def loo ma ko après nga bëgg a indi noonante sama diggante ñun ASP yi ak askan bi duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg. comme daje yombul daje bëriwul moo tax may profité waxaat ko fii nañu bàyyi ASP yi ñuy sonal ASP yi bu ñu leen fayul bu ñu leen gërëmul bu ñu leen santul bu ñu àndul ak ñoom ci xeex waruñu leen wax tous ndaxte même ñaar wala ñetti ASP yuy def naka su dul noonu mais c'est parce qu'on les a mis dans des conditions précaires loolu mooy dëgg
nit bu fekkee da nga koy fay 50 000 mu tardé benn yoon wala ñàkk ñëw benn yoon feebar nga dagg ko 15 000 mu feebar ñetti yoon ci weer bi ñu ne 80% nga ko jël en charge 20% yi mu koy fay ci 50 000 bi mais kooku la tentation sera forte et grande de prendre 1000 francs chez un chauffeur. La tentation sera grande de vendre de la drogue. La tentation sera grande def kan moo musul faxastalu man Guy Marius Sagna sañu ma wax ne musuma faxastalu ñii nag bu ñu bañee ñu faxastalu nañ leen mettre dans de meilleures conditions bu ñu leen mettre dans de meilleures conditions ñu faxastalu bu boobaa nag ñu mun leen juger ñu mun leen atte waaye on leur donne un pécule de misère ah même les étudiants seen bourse entière wala xaw ma seen ban bourse moo ëpp sax 50 000. Et avec ça on dit que waruñu faxastalu dañuy faxastalu seen kaaraange ñoom mooy qu'on les mette dans de bonnes conditions. Donc nañu bàyyi ce procès en sorcellerie qui est fait à nos concitoyens ASP. Ils sont dans des conditions misérables, ils sont dans des conditions précaires qui les exposent à toutes sortes de tentations. nañ leen may jàmm bu ñu leen xeexalul nañ leen may jàmm bu ñu àndul seen wet nañ leen may jàmm waaye ku nekk toog di sàmm sa intérêt di xeex sa intérêt fàtte 6000 Sénégalais après bés bu nekk ah on a le culot toog di leen di xas toog di leen di ŋaññ ça ne passera pas la stigmatisation ne passera plus stigmatisation bi nag kenn rek moo ko waral état du Sénégal président Macky Sall ndaxte boo fulalul say agent kenn du leen fulal si les ASP sont stigmatisés c'est de votre faute monsieur le président 8 ans c'est trop dama ne les animateurs polyvalents des cases des tout-petits muy ay jàngalekat dañ leen waxoon maximum 2 ans de bénévolat ñenn ñi def 8 ans de bénévolat kenn fayu leen ñu nekk ci case yi mais dañoo xeex Tambacounda am na juróom-ñeent ci ñoom yoo xam ne ak man dañoo tëdd 5 jours kaso mais fu mu mujj de 2012 à maintenant lu mot junni ci ñoom yóbbu nañ leen formation ñu ngi fayee te kaso jombul kenn seul la lutte libère. Mam Bamba def na kaso Mam Bamba def na résidence surveillée donc bu ñu ragal kenn xeex bii nag foofu laay daane ne nañ ko gagné de ndaxte buñ ko gagnéwul xam nga lan mooy am li ñu def askanu Sénégal mars moom la ñuy def dañuy xool suñu xeex bii ñu jàng ko ñu affecté ñu licencié ñu dàq balaa moo amaat yàlla rek xam donc li ngeen am lii lu rëy rëy où ça passe où ça casse et inchallah ça va passer. Aïcha va y répondre. Aïcha et Diamoko. Sa question bien. dama si bëggoon a yokk tuuti rek par rapport à mes chers collègues. S'il vous plaît. parce que wax nañ ko fi sànq ci suñu bërëbu liggéeykaay des fois dañuy jànkonteel ay difficultés yu métti mais ñun ñoo war a gëm suñu bopp. parce que ñun waa direction ñi nga xam ñoo suñu njiit gënuñ ñu dañoo nekk ci ay famille yu noble nekk ASP taxul nga bëgg a nekk di sous-estimer sa bopp. parce que man damay jël exemple man circulation laa nekk à Kaolack collège Pidouze nekk naa fa depuis 4 ans mais façon bu ne ngay gis mais boo ñëwee ak sa tenue correct nga imposé wu kenn du la teg yenn yi. benn côté nag aussi ñun suñu bopp da cee am ñoo xamante ne nii ñoom ñoo koy teg seen bopp xëy na ñu ngi jàmbat ñu ngi kaas ñun aussi mais am na ci ñoo xamante ne ñun ci ASP yi samay chers collègues dañoo xaw a doy waar. parce que yow li nga war boo ko defee am la war côté boobu moom nañ ci gën a insister. ci yow laa jëm sa question bi. Quelles sont les conditions qui doivent constituer le statut de l'ASP dont vous aspirez? Donc je peux vous répondre quand même. Vous nous demandez les conditions qui peuvent réunir le statut de l'ASP. Les conditions, nous... À part le changement de votre pécule du salaire. Les conditions que nous voulons nous tous
par l'Union des ASP du Sénégal, c'est que le statut sera changé. Pour que le statut sera changé, il faut qu'on change le pécule. Parce qu'on n'a pas de salaire, c'est des pécules. On veut des salaires, on veut des IPES, on veut des allocations, on veut des allocations, des 13e mois, des primes, comme tout autant travailleurs quand même. C'est ça qu'on attend du chef de l'État. Merci. Si cette question, le fait que ngay wax suñu nekkin ak suñu force de l'ordre maanaam police ak gendarmerie. des fois ngeen def ay descente. effectivement nekk ñoom moo leen arme. effectivement parce que risque la tamit nit ki mun na yor ay ngànnaay. yéen mun ngeen nekk au devant de la scène. si kaw wax si kaw nga dóor bal nga daal. nit mun na la jàmm nga blessé wu. loolu est-ce que risque yooyu tamit nekkul loo xam ne wax si kaw nga baal ñu dégg nga. foofu ci ñoom la ci suñu supérieur parce que ñoom dañ ne nous ne sommes pas des gendarmes nous ne sommes pas des policiers ni des eaux de forêt ou bien douane. nous sommes que des assistants. proximité lañ wax ñun donc askan bi lañ amal affaire moo tax ñun suñu bopp ñun lañu war mooy proximité bu ñu waree am lu ñu war a jéggi rek nañ ko bàyyi ak suñu ay supérieur parce que ñun amuñ droit porter arme amuñ droit porter loo xamante ni tey jii bu problème amee ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk sur le terrain dañuy reculer waaye ASP bi. am na suñu ay collègues yoo xam ne actuellement ñu ngi dans les prisons lu leen ko teg comme à Diourbel kooku ba léegi ni atteeguñ ko yooyu yëpp ñun ñoo ko teg suñu bopp parce que ñun dafa war a am fu ñu yem proximité lañ wax. tey bu ñu ko toppoon ci yoon ñun ak waa délégué de quartier yi ñun ñoo war a lëkkaloo liggéey ak ñoom travailler ak ñoom mais am na loo xam ne aussi ci ñoom la parce que dañu ñoom ba pare encore ñu ne ñoom waruñu syndiqué waruñu politique dañuy politique ba mu neex bu ñu ci tolloo dañuy politique ba mu neex sànni ku ñu neex parce que gisuñu lu ñu xam actuellement nii comme li ko buy waxee sànq am na fu ñuy toll xëy na duñu ne diw la ñuy voté mais bu ñu ci tolloo ñun waxuma la sax dañuy syndiqué parce que dañoo sonn gisuñu lu ñu xam dañoo sonn. pour répondre à cette question. question boobu ñu naan yoruñu arme yoruñu dara. nous ASP de Guédiawaye commissariat central de Guédiawaye. bi ñu fa détaché dañ ko réussir. où sont les ASP de Guédiawaye. dañ ko réussir. avec commissaire Adramé Sarr daf ñuy dugal ci terrain bi. te gàcce gàllaama dañuy xeex ba tas. sans arme. peut-être li ñu def formation militaire moo tax. dañ ko réussir question boobu ngay wax noonu peut-être am na ci yenn domaines yoo xam ni gars yi nii mais au début ñu ñëwee dañoo mujj teggi suñu loxo ñun parce que duñu sacrifier aussi suñu life dañ ko réussir ba mu jeex tàkk à Guédiawaye. waaw moom dama ciy yokk ci li muy wax rek ci sa question boobu nga posé mais dañ ne amuñu arme mais ñoom dañoo def erreur ci seeni wax ñoom dañu ne ñun ay simple assistant lañ de sécurité maanaam ci ñañ ñu booleel ñuy liggéeyal ñun dañ leen a war a assister ba tax nanguñu ñoo jox ay armes yoo xam ne dañ koy défendre suñu bopp ñoom ci seeni wax ba pare ñu contredire seen bopp ne service d'utilisateur yi ñu leen yóbbu pour ngeen liggéeyal leen lañ leen sant ngeen di def imagine toi ku ñu yóbbu police ASP yi nekk beer dañ leen a mën a wàññi ah ñi nekk circulation dañ leen a mën a wàññi tey jii ñoom ñu wax loolu wëlbatiku suñuy service d'utilisateur dugal ASP yi biir beer ñuy liggéey bu mucc ayib tey jii bu ñu tasee ASP est-ce que ñooñu du ñu nekk en danger est-ce que ñooñu du ñu nekk en danger ñu nekk gendarmerie de pareil ah eaux et forêt xoolal maanaam li ñu bëgg a wax ci ASP bu ñu fi toogee dañ ciy fanaan ñoom dañuy wax ba pare contredire seen bopp ba pare sant ñu ne bu ñuy suñuy service utilisateur liggéeyloo nañu liggéey te ci biir liggéey yooyu ñuy liggéey suñuy service utilisateur ci la ñuy gàllankoor ak ay problème te problème yooyu ñuy gàllankoor ñoom duñ ci mës a lever la main. Il y en a beaucoup d'ASP actuellement qui sont en prison ñoom yëkkatiwuñu ci ba tey seen loxo amul gisuñu ko parce que buñ ne gisuñu ko ndax nous sommes à la tête moo tax gisuñu ko ASP du am problème te yëguñu ko kon ñoom buñ ci defoon la leen war ñu dañ koy yëg te dañ koy wax mais ils préfèrent taire duñ ci sax wax ñun ASP yi ñoo ci jug di lijjanti di dox di wax di lijjanti di dox di wax di ko lijjanti
ba yàlla dogal ñu mu sotti ñu génnee leen ñu bàyyi leen wala ñu duñ ci mën dara te la plupart ñi nga xam ne dañuy yëg seen problème tôt ou tard dañ koy yëg très tard nga xam ne duñ ci mën dara mooy fekk déferment am na pare door nañ leen mandat de dépôt ba pare lan nga mën ci loolu pour lijjanti ko te ba muy door di tàmbali ñoom yëg nañ ko parce que doo jël benn ASP élément ASP di ko yóbbu di ko defeere ji te waxoo njiitam waxtaanoo njiitam ba woowoo njiitam téléphone na ko sa élément def na erreur kon ñoom bu ñu fekkoon def nañ la leen war tey ji loolu yëpp mënoon na ñàkk dañoo bafoué. au niveau des commissariats comme ni nga ko posé question bi noonu traitement si ASP yi ñu nekk commissariat police comme gendarmerie des na parce que boo xoolee police du déplacé wu mukk si côté ñi liggéey BR te ASP bokku si parce que bu ngeen amee remarque ngeen dem fépp nag laa wax de ba si les chauffeurs c'est des ASP kon considération boobu ngay wax si service yooyu noonu am na benn sooxee tuuti li muy wax si déplacement yi avec arme amuñu ko te pourtant heure bu ñu jógee dañuy yóbbu te dañuy réussir mission yi ngay dégg yëpp ñuy réussir si au niveau de la police gendarmerie c'est les ASP mais doo leen dégg mu ko ñu tudd leen te loolu moo métti quoi merci beaucoup. merci beaucoup ñu mbokk taskatu xibaar yi. donc conférence de presse bi jeex na fan yii di ñëw waxtu yii di ñëw dinañ leen wax suite bi nga xam ne dañu nar a jox suñu xeex bi di ñaan yàlla mu yem ci jërëjëf.